bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa min siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'd. قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان رباني في الكنز الثاني من كتاب الكنوز العشرة التجلي والتعدد والتبدل والتحول والتمثل والتشكل والحلول والاتحاد والتصور والتكون. ginnaaw bi ñu sant Yàlla kon julli ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax ci at bu bees bi ak it ci bis yu tedd yi nga xamante ne moom la ñu nekk kon incha allahu taala ci jotaay bi weesu alhamdulilah borom bi subhaanahu wa taala defal nañu xéewal ba ñu mottali li nga xamante ne moom moo aju woon ci faslu bu njëkk ci kanzu saani moom ci ñaareelu kanz bi ñaareelu trésor bi ci fukki trésor yu mag yooyu te muy téere bu al-imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani bind di maanaam trésor buñ kon bu ñaareelu trésor boobu gis nañ ci li nga xamante ne moom mooy fasl bi aju woon ci al-mashi'atu wal iradatu wal amru maanaam coobarek borom bi subhaanahu wa taala ak namm-namam ak li nga xamante ne moom moo aju ci ndigal gi maanaam mbiru borom bi subhaanahu wa taala ak ay ndigalam ak kon yooyu alhamdulilah ci jotaay bi weesu jeexal nañu li nga xamante ne moom moo aju woon ci fasl boobu ci chapitre boobu léegi ñu war a dugg ci beneen chapitre boo xamante ne bokk na ci chapitre yi nga xamante ne tamit day tax ba kii di sóobu ci yoonu yàlla maanaam mën a ràññetle ay mbir yoo xamante ne comme niñ ko gisee woon maanaam téere bi téere la boo xamante ne comme niñ ko xamee day tax nit ki di sóobu ci yoonu yàlla dafa am ay xam-xam yoo xamante ne da ko war a maîtriser da ko war a assimiler et que yooyu noonu su fekkente ne assimiler na ko day tax mu mën a xam ne yoonam lii la maanaam day tax tamit yu bari bari daf koy ràññeel la lépp loo xamante ne ci yoon bi gaaral na ko rek daf koy daal di mën a day daal di mën a xam ne lii fii lañ koy teg lii la amal rapport lii lee la ainsi de suite bi nga xamante ne nag moom mooy bi gën a fondamental ci yëpp comme niñ ko gisee woon moom moo bi aju woon ci al itlaq wa taqyid bi ci tegu woon moom mooy awalimul insaan maanaam al itlaq wa taqyid maanaam mooy li aju woon ci joyal gi ak tënk gi vraiment boobu chapitre boobu moom mooy base mooy fondement wu yeneen chapitre yëpp nit ki gis gi mu war a gis ubbeeku gi maanaam ak joyal gi mooy absoluté borom bi subhaanahu wa taala moom tamit mu fexe ba tënku ci li nga xamante ne dañ ko ciy tënk te mooy charia bi ngir mu mën a percer pour mën a dugg ci absoluté bi maanaam itlaq bi te amul lu ëpp doole itlaq parce que itlaq amul du maqaama alors que ñeneen ñi ci des ñëpp dañoo amee ay maqaama alors que moom dafa jéggi li nga xamante ne moom mooy sphère maqaama yi lépp loo xamante ne dafa aju ci li ñu tuddee hiérarchie initiatique maanaam bi nga xamante ne moom moo existé maanaam moom daf ko fu féeti kaw maanaam lépp loo xam ne dañ naan kii maqaama sàngam la ginnaaw maqaama sàngam ngay am ginnaaw sàngam moom dafa weesu loolu dem na loolu mooy itlaq maanaam mooy amul ci luñ ko mën a tënk amul ci luñ mën a tegu parce que moom jaam la boo xamante ne jaamu yàlla bu set wecc la bu raxul dara maanaam bu set wecc bu raxul dara chapitre boobu alhamdulilah gisoon nañ ko ba jàlloon nañ ko ak beneen chapitre bi nga xam ne boobu moom dëgg-dëgg ci lañ gënoon a yàgg moom mooy awaalimul insaan maanaam mooy adduna nit bi ko yàlla defee muy nit moom maanaam muy moom daf koo bind ba pare bindaale ci moom ay monde yu bari ay univers yoo xamante ne univers yooyu noonu moom mooy tax bu ko maîtriser ba pare xam benn bu ci nekk fan la koy teg ak naka lay demee ci lay doog a mën a am réalisation absoluté boobu itlaq boobu loolu tamit gisoon nañ ko alhamdulilah gisoon nañu tamit umumur rahma
maanaam mooy yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'ala ni mu matalee lépp te képp kenn xaj lépp lenn xaj ak si'atul maghfira yaatu gi njéggalug yàlla yaatu loolu tamit gisoon nañ ko ci anam goo xamante ne dafa jéggi dayo dafa ëpp xelu mindeef yi loolu tamit chapitre boobu tamit gisoon nañ ko gisoon nañu kon ci jotaay bi weesu ci lañ jeexee la woon beneen chapitre bi nga xamante ne moom moo tàmbali woon al-kanzu saani ndax yële kanzul awwal la bii moom moo tax bële maanaam mooy al mashi'atu wal iradatu wal amr yooyu ñoo tàmbali woon kon chapitre maanaam al-kanzu saani mais yëpp da ngay gis ne dañuy delluwaat inéluctablement ci lan ci chapitre al itlaq wa taqyid léegi ñaareelu chapitre bi ci ñaareelu kanz bi muy trésor bi mooy at-tajalli ci lay wax benn mbir la maanaam kon muy premier concept bi dinañ ko gis dañ wax lu muy nekk at-ta'addud muy ñaareelu concept bi at-tabaddul muy ñetteel bi at-tahawul muy ñeenteel bi at-tamassulu muy juróomeel bi at-tashakkul muy juróom benneel bi al-hulul muy juróom ñaareel bi al-ittihad muy juróom ñetteel bi at-tasawwur mooy juróom ñeenteel bi ak at-takawwun moom mooy fukkeel bi kon fukki concept la yoo xamante ne yenn yi nag dinañ dugganteeg yeneen yi mais fukki concept yooyu noonu képp kuy soobu ci yoonu yàlla war na koo ràññeetle xam nga lu tax parce que day tax ba du dugg ci yenn bokkaale yi day tax ba yenn mbir yi nga xamante ne xëy na xàmmeewu ko dina mën a ràññeetle lenn lu ne fu mu koy teg ba xàmmee ne ah kenn ku ci nekk kat gëdd bii rek lañ la mën a jox mënuñu laa jox leneen masalan ak tajalli moom moo jiitu moom mooy feeñuwaay maanaam feeñ gi nit ki biñ mën a feeñee ci lenn tey su ma defaree sama benn kaas bi ni su ma ko defaree ba pare dem képp ku ko gis dina xam ne lii de ku man li muy def moo ko defar képp ku ko gis dina gis ne lii de ku xam maanaam xam na lan la ñuy mesurer maanaam am na benn aspect ingéniosité wala mathématique bu mu am bu nekk ci moom ba pare xam na ni mën na defar xam na ni mën na manier plastique ainsi de suite loolu moom mooy feeñuwaay maanaam sa ay compétence wala sa ay attribut say melo yow dañoo feeñ ci mbir mi loolu ngay gis léeg-léeg maasuk baal gi léeg-léeg ñu romb ñu dem fenn gars yi teg ay ganaar rek wala ay kii yooyu mu daal di mën a xàmmee ni loxol diw moo ci jaar maanaam lii moom loxol diwa maanaam loolu li tax mu koy mën a xam maanaam mooy loolu mooy tajalli maanaam loolu moom mooy manifestation voilà loolu mooy manifestation maanaam sa ay attributs sa ay feeñuwaay ñoom ñoo manifesté woo foofu loolu mooy ak tajalli foofu tamit la ñuy gisee ni chrétiens yi par exemple foofu lañ juumee buñ gisee ni borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def tajalli ñoom mënuñu comprendre baatu tajalli boobu ñoom dañ koy jàppee incarnation moo tax ñu jàpp ne yent yàlla Isa alayhi salaam incarnation wu yàlla la maanaam loolu njuumte la am na différence bu mag entre tajalli muy manifestation ak li ñu tuddee al xulul maanaam muy incarnation loolu daañ ci ñëw léegi mu am lu ñu tuddee ak ta'addud mooy di limu am pouvoir di dupliquer wu am maanaam mën a nekk ku pluriel en même temps maanaam yow kenn nga mais da nga bëri en même temps loolu dinañ ko gis mbir la bu yéeme boo xamante ne ñenn ci nit ñi ñoom ñoo ko am ñi yàlla bind te ñooñu ñooy yenent yi alayhi salaatu wassalaam ñu dul yenent yi amuñu loolu mu am lu ñu tuddee ak tabaddulu maanaam moom mooy nga mën a transformer maanaam remplacer benn mbir maanaam nga nekk dara ba pare nga mën a yor beneen forme bu remplacer forme bi nga yoroon loolu dinañ ci ñëw ci wàllu yu ñenn ñi nuñ ko amee maanaam ñenn ñi nuñ amee façon boobu noonu nga xam ne dañuy mën a feeñee parfois ci yeneeni jëmm façon ak yeneeni melo comme waa àjjana niñ mel rek nga xamante ne dañuy mën a yor jëmm ji tey
mën a yor beneen jëmm mën a yor fee beneen jëmm mën a yor fële beneen jëmm ainsi de suite loolu dañ ko gis lu ñu tuddee ak taxawulu moom mooy soppeeku mooy métamorphosé wu voilà nga xam ne da ngay soppandiku da ngay soppeeku carrément nekk leneen loolu tamit dinañ ko gis ci côté wàllu yi incha allahu taala ak ci mu am tamit lu ñu tuddee ak tamassulu ak tamassulu moom mooy jël jëmm maanaam mooy nga représenté wu mooy une représentation voilà comme ñiy def comme comédie ni ñuy def maanaam ñiy comédie maanaam ñi di def wala théâtre dañuy jouer ay rôle voilà loolu mooy ak tamassul mooy yor benn forme voilà ba pare mën a représenter wu ci beneen forme loolu dinañ gis ne malaaka yi spécifiquement ñoom ñoo ko am mu am lu ñu tuddee ak tashakkulu mooy nga jël benn maanaam mooy formation wala conformation mooy maanaam ngay jël benn forme boo xamante ne au départ yow jëloo ko woon amoo ko woon maanaam te loolu mooy comme ni jinne yi di def te loolu gisoon nañ ko bi ñuy def tafsir suratul Naas yaakaar naa la suratul Naas ne jinne yi maanaam ñoom ni ñu bindoo tey bu ñu bëggee jël forme benn forme comme ñoom ay être maanaam ci taal lañ leen bindee maanaam da ngay gis dañuy dessiner wu ci ngelaw li rek jël forme bi ñu bëgg a jël maanaam loolu rek la voilà comme ni nga xamante ne ñun saa yu ñu bëggee sol yére maanaam ñu sol yére bu beneen bu bees tey mu jaune suba mu chocolat ginnaaw suba mu vert ainsi de suite tey mu nekk yére bu yaraax beneen bi léeg-léeg mu xat bi ci des mu ngand nu ñu neex ñu tegoo maanaam nga xamante ne parfois ci benn yére bu nit ki sol wala beneen bi selon ni muy solo léeg-léeg doo ko xàmmee wala boog bon ñi ko miinul duñ ko xàmmee maanaam forme boobu ñu mën jël en tant que ay doomu aadama jinne yi ñoom noonu lañ ko mën a jëlee en tant que mais ñoom contrairement ak ñun saa yu ñu bëggee dem fenn dañuy sol yére bi ñu bëgg bu ko defee ñu feeñee noonu mag yow comme nu ñu neexe ñu feeñee noonu wala ñu jël ay masque mën ko teg nu ñu neexee ñu feeñee noonu amee jinne yi ñoom seen jëmm ci boppam mooy soppeeku maanaam seen jëmm ci boppam mooy dessiné wu ci ngelaw li ñu feeñee liñ bëgg a feeñee maanaam mais loolu tamit ak ay spécificité mi muy àndal ak lan moo ko wutaleeg bu malaaka yi ak yi ainsi de suite yëpp dinañ ko gis incha allah mu am lu ñu tuddee alxululu kon alxululu mooy wàcc ci dara maanaam mooy incarné wu ci dara mooy l'incarnation loolu nag spécifiquement dañ koy traité pour wax ne carrément que ni en réalité loolu amul maanaam pour wax ne lu ñuy wax naan incarnation wala réincarnation wala yooyu yëpp nga xam te ne mooy théorie caaxaan yooyu yëpp amul yooyu daañu ci ñëw insha allahu taala mais li ñu bëgg a wax rek moom mooy alxulul mooy loolu mooy comme li am nag mooy xulul façon xulul bi am mooy comme li parasite yi di def boobu am na maanaam mooy benn garab nekk nii nga gis beneen garab bu sax ci kawam maanaam di dund maanaam à travers moom loolu mooy xulul wàcc googu loolu am na wala benn saan bu nekk ci biiru nit maanaam mooy wàcc ci kon lu waaji lekk rek saan bi lekk ko waaw nga xamante ne mën naa jeexalu frigo léegi voilà ak yooyu noonu maanaam xeet boobu loolu am na te forme nekk parasite boobu nag maanaam dafa bëri même am na ay nit ñoo xam ne sax noonu lañ mel ay parasite lañ waa lañ yàlla sàmm lu ñu tuddee al ittihaadu moom mooy bennoo mooy lan mooy nga nekk benn yow ak leneen mooy nga seey voilà façon seey nag dafa bëri mais loolu mooy al ittihaadu maanaam comme ni suukar di nekk di def ci ndox mu tàng comme tey boo jëlee café nga sotti ko ci ndox wala ataaya nga baxal ko maanaam ni muy def ak ndox mi loolu moo tudd al ittihaadu maanaam mooy nekk benn
voilà loolu nag tamit réalité la yoo xamante ne en fait muy al xulul muy al ittihaad pour kii la quoi maanaam monde végétal bi wala monde minéral bi mais pas ay nit ak yooyu noonu loolu buñ ko waxee c'est dans un sens figuré voilà comme ku ne sëyiwuma damay sëy ainsi de suite loolu c'est dans un sens figuré mais ak effectivement diggante taalibe ak sëriñ loolu mën na ci am mooy xeetu ittihaad boobu maanaam mooy symbiose bi am exactement mot bi la mooy symbiose loolu noonu day am mais dafa am ay sens dafa am lenn lu ci nekk lu muy tekki xaqiqatan mais mënul am un sens maanaam du am sens propre bi nga xamante ne moom la ñuy faral di wax léegi mu am lu ñu tuddee at tasawuru mooy nga jël benn mooy nga amal forme benn forme boo xamante ne mooy comme borom bi subhaanahu wa ta'ala ni muy joxee leen lépp leen benn forme ñu xam ne kii góor la kii jigéen la wala kii dafa njool kii dafa gàtt ainsi de suite mais loolu ci nitu yàlla yi am na ci ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala may forme maanaam may loolu maanaam ñuy mën di jox forme ay mbir yoo xamante ne voilà yu spécifique la voilà comme niñ gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg muy amal maanaam comme ndox mi nu doon génnee di balle ci loxoom ak yu mel noonu nga xamante ne ndox moomu di génn xaqiqatan bokkut ak ndox bi nekkoon fii maanaam ndox mi mu dugaloon loxoom bi mu ko génnee ndox mi di génne wala moom mu bàyyi ko ndox mi génn di ball ci diggante baaraam yi ndox la boo xamante ne bu réel la parce que ci la gaa yi naane maanaam du ndox moo xamante ne dañ naan ah ndox mii day dafa rek illusoire du lu illusoire parce que nit ñi wëgg nañ ci seen ay gëléem ñii naan ci ñii jàpp ci ainsi de suite donc du lu illusoire lu réel la voilà te comme par exemple ni mu daan jëlee benn kaasu ndox kaasu meew par exemple naan jox gaay ku nekk naan ba màndi maanaam mooy ne dafa am forme soow bu muy génne meew bu muy génne ci mbiri te benn kaas rek la nga xam te ne ay ñu bare dañ ci naan kenn ku ci nekk naan ba màndi loolu wala boog tàndarma gi mu joxoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci benn sacoche nga xam ne ba xeetu gafagala rek da koy wékkoo nga xamante ne day nekk ci biir kii bi besace quoi mu nekk ci mu wékkoo ko rek am day dugal loxoom rek di lekk voilà di dugal loxoom di lekk ay ati day saa yu xiifee rek day dugal loxoom rek lekk ba bés bi mu xoolee ana lan moo ci war a des ci la comprendre que ni ci la gis mu jeex maanaam bés bi mu ko xoolee ci la jeex waaye bu ko xoolutoon noonu lay continuer voilà ak comme ki mu waxoon ne ko demal nga indil ma ñu rendi xar ba pare mu ne ko demal nga indil ma benn tànk bi mu indi tànk bi mu ne ko indil ma beneen bi mu indi beneen mu indil ma beneen mu indi beneen mu indil ma beneen bi mu indi beneen mu ne ko indil ma beneen bi mu ne ko mais xar ñeenti tànk rek laa ko xamal de mu ne ko soo bàyyi woon noonu maanaam ngay dem di indi da ngay indi rek voilà maanaam da ngay indi rek loolu mooy forme tasawur boobu noonu maanaam ci voilà mais baat tasawur ci jëm boppam day tekki aussi ci beneen sens mooy représentation maanaam mooy nit ki benn mbir di am ci xel mi maanaam di am forme bu muy jël ci xel mi voilà sauf que bu dee nitu yàlla bi à un moment maanaam forme boobu muy am ci bopp bi noonu lay amee ci réalité bi maanaam voilà maanaam ni mu représenté woo mbir ci xel mi rek maanaam noonu lay reproduire dans la réalité voilà loolu dinañ ci ñëw insha allah taala mu am ak beneen concept mooy fukkeel bi mooy at-takawun mooy di mën a sos dara di mën a amal loo xamante ne amul départ point de départ xam nga at-tasawur mooy loo xam ne am na point de départ mais da nga ko wutal beneen forme
mais ak takawun mooy loo xamante ne amul woon dès le départ existé wul woon réellement amul du tout mais nga amal ko maanaam nga jëlee ko ci ñàkk am indi ko ci am mooy la genèse voilà jël dara indi ko te loolu buñ gisee comme li yenente bi defoon sallallahu alayhi wasallam bi mu naan kun abazar maanaam biñu toogee si nekkal Abu Zar rek mu ñëw nekk Seydina Abu Zar radiyallahu wala yeneen ak yeneen maanaam di amal mbir moo xam te ne en réalité existé wutoon voilà maanaam yii ci cosaan meloog borom bi la subhaanahu wa ta'ala mais borom bi subhaanahu wa ta'ala day am yu muy abal yenn nitam yi ak naka la loolu insha allahu taala dinañ ci ñëw voilà dinañ ci ñëw insha allah léegi kon ñu tàmbali fi nga xamante ne moom mooy fi mu déparé mu ne i'lam xamal am na neke allah bur yàlla tabaraka barkel na ko wala bokk sax na wa ta'ala te kawe na mu ay mbir moom lëxoo ñeel na ko ak tajalli feeñuwaay bi kon moom loolu la ñuy tuddee léeg-léeg dangay gis dans les traductions bu ñuy wax ak tajalli dañuy wax une théophanie c'est-à-dire mooy que Dieu maanaam voilà théo bi donc moom mooy am benn manifestation donc si lu ñuy tuddee manifestation divine loolu moom mooy tajalli mais dinañ ñëw ci point bu nekk parce que dafa ko wutal parce que chapitre bi day traiter point bu nekk spécifiquement lenn lu ne dina ko traiter ba pare dina ko jox àqam te dinañ ko jox àqam tamit incha allah taala luñ ci mën na indi aussi ci leeral incha allah taala dinañ ko ci indi incha allah mu ne war rusul te yeneen yi salawaatullahi julli yàlla yi wasalaamu ak sëlmalam alayhim yàlla nekk ci ñoom yeneen yi lahumu ñeel na leen ak ta'addud ak limu mooy li ñu doon wax ci limu gi mooy duplicité multiplicité voilà multiplicité pluralité bi nga xamante ne moom nga mën a am loolu la ñuy tuddee ak ta'addud ce qui fait que tey moo tax nit pour mu moo tax loolu moo tax ñu naan maanaam masal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mën a feeñee ci ay jëmm yu bari ak yu wuute loolu moom moo ko indi mooy le fait ta'addud googu noonu am waaw am na ci ma ko am kaa fu ñu ko doon waxee bi nan ta daan wonu san fi sa'iril adya'i partenant naka la mais ta'addud googu maanaam mooy ta'addud googu ñu doon wax foofu wal awliya wali yu nag radiyallahu anhum yàlla na yàlla bég ci ñoom yàlla na yàlla kontaan ci ñoom lahumu ñeel na leen ak tabaddulu kon mooy li ñu doon wax tabaddul mooy le fait que ñuy mën a soppeeku voilà di soppeeku di jël ay formes yu wuute ak wat taxawulu donc ak taxawulu moom mooy maanaam moom mooy incarnation voilà ñoom dañ koy mën mais sauf que dinañ gis incarnation bi lan lay tekki maanaam tekkiwul incarnation bi nga xam ne mooy théorie incarnation bu caaxaankat yi loolu tekkiwul loolu wal malaikatu malaakat alkiram yu tedd yi nag ñoom alayhimu yàlla na sax dàq ci ñoom assalaamu mucc lahumu ñeel na leen ak tamassulu mooy xeetu soppeeku la mais maanaam mooy représentation maanaam dañuy représenter wu ci fenn wala yor comme ni comédiens yi di def comme niñ ko waxe woon maanaam nga xam ne da ngay jël da ngay jouer rôle kenn wala da ngay jouer image u kenn da ngay jël image u kenn wal jinnu jinne yi ñoom lahum ñeen ne leen ak tashakkulu waxoon nañ ko tamit tashakkul bi mooy dessiné wu bi ñuy dessiné wu moo tax shakl mooy comme dessin voilà mooy comme ni ñuy dessiné woo ci ci ngelaw li wal jamaadaatu gàncax gi laa ñoom ñeel na leen alxuluulu ak wàcc maanaam mooy comme forme parasite boobu di def di am rôle boobu wal ittihaadu ak bennoo mooy fusion gi nga xam ne moom mooy am comme suukar si ni muy fusionné wala nga jël
benn pëndëx wala benn garab dëbb ko ba mu mokk nga voilà kii ko voilà nga mën ci suuru ak yu mel noonu mu daal di jaxasoo ak tàkk-tàkk bi daal di nekk pënd daal di nekk nu mu tudd saxaar ak xeet yooyu kon globalement gis nañu li ñu doon wax jarul ñuy gën a yàgg ci domaine boobu parce que benn bu ci nekk dina ko indi benn par benn léegi ñu tàmbali kon ci bi nga xamante ne moom mooy bi gën a kawe te boobu la borom bi subhaanahu wa taala wéetoo te moom mooy at-tajalli loolu nag képp kuy nekk ci yoonu yàlla baat la boo xamante ne da nga kaa war a xam lu muy tekki xam nga gaa ne wéy dafay tajalli day kii xam nga dafa tajalli ci nangam xam nga kii dañuy tajalli yooyu ah donc baat la boo xamante ne war nañ xam lu muy tekki voilà léeg-léeg nga gis ñenn ñi di jël baat boobu fu leen neex dugal ko non c'est que xam nga comme affaire bi dafa tajalli wala ci comme ay tajalli ci tajalliyaat yi la bokk wala day kii maanaam mais baat bi dafa am lu muy tekki te dafa am ci lu muy dugg ak lu mu mënta dugg naam gisoon nañ ne doomu aadama day am tajalli tamit mooy comme li ñu doon wax sànq ci kii bi voilà mooy lan gisoon nañ ko ci départ bi ñuy wax al-itlaq wa taqyid mooy ne nit ki dafa am boppam maanaam mooy zaat mooy existence am te mooy xaqiqam réalité am essence am ak lu ñu tuddee lan tajalliyaatam mooy ay feeñuwaayam comme tey par exemple su ñëwee ci kanamu yaayam doom lay tudd wala papam loolu feet tajalli la mooy dafa feeñoo en tant que doom bu ñëwee ci kanamu doomam day nekk papa wala yaay su ñëwee ci kanamu ay ñi mbokkal ndey ak baay day nekk mag wala rakk maanaam loolu feeñuwaay la tajalli la en réalité doomu aadama bi kon kañ lay bu newee ci fi muy liggéeyee day nekk salarié bi wala employé bi su dee ci kanamu médecin bi day nekk patient su nekkee ci kanamu ñi muy jàngal day nekk njàngalekat bi professeur bi ou ainsi de suite maanaam loolu moom mooy tajalliyaat yi nga xam ne moom la am mais loolu du nit ki maanaam nit kooku ak nit ki du benn de tey bu ñu nee muudu du moom mooy maanaam muudu dafa nekk jàngalekat dafa nekk mag dafa nekk rakk dafa nekk doom dafa nekk taalibe dafa nekk sëriñ dafa nekk leneen ak leneen mais muudu ci jëmmi boppam mooy kan loolu su wéetee ak boppam kese la koy gis maanaam wéet ak boppam donc léegi bu boobaa il est dépourvu de tout autre attribut maanaam qualificatif yi ñu koy jox yépp épithètes yi ñu mën a teg ci kawam ak attribut yi yépp dañ koy yëkkati teg ko ne mu daal di nekk nag moom kese ak boppam ñu tëj parenthèses yi fay lampe yi tëj buntu yi mu toog moom kese bu boobaa day retrouver wu ak moom mooy kan moo ak essence am kooku moom mooy loolu moom mooy différence bi am entre az-zaat ak tajalliyaat yi loolu moom moo tax saa yu ñuy wax yàlla il faut que ñu xàmmee yàlla ban la ñuy wax est-ce que essence divine la ñuy waxal maanaam mooy nekk moom yàlla ci boppam wala boog ay feeñuwaayam la ñuy wax il faut que ñu xàmmee loolu gisoon nañ ne yàlla dafa am moom nekk goo xamante ne kenn mënu ko laal kenn mënu ko gis te dafa deñ amul tur amul melo amul lenn mu am nag lu ñu tuddee ay sifaat ay melo yooyu nag ci lay defee ay tajalli ci lay feeñoo voilà moo tax ñu naan yàlla moom mooy rahman mooy rahim mooy hakim mooy nangam yooyu yëpp ay turam lañ parce que tout simplement dañoo maanaam ay feeñuwaayu borom bi lañ subhaanahu wa taala mais mooy tajalliyaat yi yooyu il faut que mu nekk loo xamante ne d'emblée dañ koy mën a xàmmee parce que soit yoo xàmmeewul loolu rek yeneen yi ci des yëpp day ëlëm maanaam da lay jaaxal léegi muy tàmbali benn point d'abord mu ne at tajalli feeñuwaay lil ashiya ñeel mbir yi ghayra bokkut ak at tajalli feeñuwaay bi fil ashiya ci biir mbir yi ba tey du benn voilà maanaam mooy yàlla feeñu gi muy feeñu ci dara bokkul ak ne dafay feeñoo ci biir dara maanaam il faut pas que ñuy jaawale comme tey buñ antee dara maanaam comme par exemple ku rab dugg
nga gis ne rab bi mooy wax ak moom maanaam yooyu loolu bokkul ak tey koo xamante ne rab bi da kaa feeñu mu jommi wala yu mel noonu ñaar ñii duñ benn am na ñoo xamante ne li leen dal leen rek la mooy rab bee leen feeñu ñu jommi ñoom amuñu rab ñooñu amuñu rab de en fait rab bi da leen a da leen a feeñu ñu jommi ñooñu mën nañ leen faj facilement mais ki nekk nga xam ne rab bi daa ne ci biiram di def neutraliser ko moom ko nga xamante ne moom ci boppam sax mënatu la xàmmee dundi boppam ak dundu rab bi ñaar ñii duñ benn borom bi subhaanahu wa taala suy feeñu mu ne fallaa bur yàlla yatajalla day feeñu li kulli qalbin ñeel xol bu ne maanaam xol bu nekk yàlla daf koy wan boppam wax nañ nag ne yàlla buy wane xam nga nee nañ gisoon nañ dinañ ñëw ci tajalliyaatu zaat ak tajalliyaatu sifaat yooyu dinañ ci ñëw mais yàlla day feeñu ci xol bu ne fa man képp koo xamante ne laaxasa gendeeku nga an na nekk haada tajalli gii haada lii tajalliyan ak feeñuwaay la minallaahi bu tukkee ci yàlla kaana day nekk aarifan nandite kookoy nandite maanaam kon buñu naan aarif billah mooy lan amul définition bu gën ci lii ci aarif billah mooy ki nga xam ne feeñuy waay yi feeñu maanaam moom buy dox ci àdduna bi yi muy gis yi muy dégg yi muy jànkonteel événement yi xew ci dundam yëpp day gis ne yàlla moo koy wan boppam bu demee ba nga xamante ne lenn lu ci nekk day gis ne yàlla moo koy wan boppam kooku moom mooy aarif mooy nànd na koo koy nàndite waman képp koo xam ne nag laa xasa day géndeeku al asbaaba mooy day bàyyi xel dara day gindeeku ci dara maanaam day xam nga laxza sax baatu laxza mooy xefati maanaam mooy affaire bi dafa ñëw rek nga capté ko loolu mooy laaxaz mooy bàyyi na xel dara képp koo xam ne nag dafa jëndeeku al asbaaba sabab yi walam yu laaxiz te jëndeekuwul ne allah buur yàlla bi nga xamante ne moom mooy maanaam gisul yàlla ci à travers mbir moomu kaana day nekk koo xam ne matrudan dañ koo dàq maanaam kooku nekkatul ci pays yàlla bi dañ koo dàqee ci pays yàlla bi parce que moom événement yi xew yëpp mbir yi xew yëpp li muy gis yëpp jamais mu gis ci yàlla sabab yi rek lay gis oui c'est que diw moom moo ma def lii moom moo tax affaire bii nii c'est que affaire bi maanaam bu amee lu baax sax day gis du gis ne yàlla ko defal day gis man vraiment macha allah jàmbaar laa wax dëgg yàlla voilà man nag voilà neexul ba neexul mais du ma moroomu gaa yi nangam en fait moom du gis yàlla jamais mu gis yàlla ne moom mooy def yàlla mooy xañe mooy joxe mooy voilà kooku gindeekuwul yàlla maanaam gisul yàlla ci mbir yi kon yow saa yoo bàyyee xel yàlla maanaam plus ngay bàyyi xel yàlla ci yii xew ngay gis ni yàlla mooy def nangam ak nangam ak nangam moo xam mbir yi dafa rëy wala mbir yi tuuti yow yaay aarif bi yow mii yaay aarif billah su fekkente ne nag yow doo bàyyi xel yàlla jamais ci mbir yi yow moom doo aarif billah même bu dee jiiñ nañ la ko wala nga jiiñ ko sa bopp it boobu it am na ñaan nañ yàlla sàmm wa innama li am ba des mooy manaahu xañ na ko min mulahazatihi ci di géndeeku yàlla di mën a xam yàlla à travers mbir yi maanaam lu mu gis rek gis yàlla ci ginnaaw loolu gis ne ndekete moom yàlla mooy def lii ndekete yàlla daf may wan lii maanaam fu gisee ne yàlla mi ngi may wan boppam yàlla mi ngi feeñee ci bopp mi ngi may feeñu voilà mi ngi may feeñu sauf que buñu naan yàlla mi ngi may feeñu wala dañuy gis yàlla tëgtalewul ne dafa am jëmm ju ñuy gis abadan foofu en fait loolu moom ba la en fait li muy tekki rek mooy ay tuuru yàlla ak ay meloom moom lay gis loolu lay tekki te gis googu du gisug bët
parce que comme niñ ko comprendre nee na bët du gis loolu mais xol moo koy gis loolu xol rek ko mën a gis bët mënu koo gis léegi tey nañ xool yi yaakaar naa bi ñuy gis al itlaq wa taqyid jotoon nañ ko gis wala ci awal insha Allah bu benn waay ñëwee maanaam man nit ki may gis bu mu gisee rek dama ne yàlla maanaam yàllaa ko amal kon man dinaa gis alxaaliqu maanaam kii bind bu ma gisee ni forme bi mu yor ma ne mooy almusawwiru bu ma gisee mu nekk ku rafet ma ne yàlla mooy ku taaru ki nga xamante ne moom moo feeñal taaram ci kii bu ma gisee mu nekk koo xamante ne dafa tabe ma ne yàlla tabuk yàlla moom moo la feeñal ci kii kon yàlla daf may feeñoo ak tabam ci kii su ma gisee tamit mu nekk ku naqari deret tàng xol damay gis ne en fait yàlla moom moo feeñal meloy jalaal yi maanaam melo gi nga xamante ne daf may wan ne ma mbir mi du demee saa yu nekk nu mu la neexee yow déedéet nim ma neexee man noonu lay demee maanaam moo tax waa ji léeg-léeg yàlla di indi ku naqari deret wala ku tàng xol wala koo xam ne da lay ëpp doole ba pare jaay la doole comme niñ koy waxee maanaam da lay jaay doole quoi voilà doo ci mën dara nga ne ah waaw yàlla de alhamdulilah yàlla mi ngi may wan ne moom rek moo mën maanaam du ma nekk di accuser nit ki mais damay ne yàlla moo ma feeñal kii mais yow bu dee nag da nga am kiiraay yow nit ki rek ngay gis non dina xam ne bàyyi ko non dinaa ko defanteeg moom di maanaam parce que yow nit ki ngay gis doo gis ne yàlla moo feeñ à travers moom maanaam moo doxalee nii maanaam moo lay wan boppam ci nii ainsi de suite maanaam ci lu nekk nag loolu yëpp da ciy dox waaye mu ne wa innama li am des nag mooy manaahu xañ na kon min mulahazati ci di géndee ko ak tajalli feeñuwaay yi lenn rek la mooy ñaari mbir lañ ash-shahawaatu bànneexu bakkan yi wa shubuhaatu ak lënt-lënt yi voilà bànneexu bakkan yi mooy tax ba doo ko xàmmee maanaam bàyyi koog man wala wala nga topp sa bakkan rek ci daal ci mbir yi masalan ñu naan ataaya ji neex na de yow ataaya ji rek ngay gis neex na de maanaam yow doo gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo lay feeñoo ci di la jox bànneex déedéet mais yow ataaya ji neex na de ci nga yam ndax bànneexu bakkan bi yow moom rek maanaam yow gisatoo à travers lu nii maanaam gisatuloo ki nga xamante ne moom ci boppam moo créé neex-neex gi mais yow neex-neex gi rek nga gis te loolu voilà voilà yooyu ak mais bari na maanaam ci lu nekk nag lay am mooy bànneexu bakkan yi suñ la dominer loolu day tax tout le temps comme nga bëgg benn affaire benn waay ñëw xañ la ko nga wëlbati asamaan seg suuf si parce que sawaay mi ngi may xañ sama teranga saay dina gis ne maanaam yow doo gis ne ah yàlla de moo ko bëggee woon nii rek wax yàlla neex rek yooyu nag ñaari awaam yi mën nañ ko ci mbir yu rëy yi mais pas ci mbir yu sew yi maanaam nit dee ñu ne ah yàllaa ko bëggee nii ñoom parfois dinañ ko mën am na nag ñoo xamante ne dinañ def lu ne xataraayu yuuxu mbéj seen bopp watu nel bërëngu def xeetu naqarlu yëpp ba pare ba gis ne adduna bi nag léegi mi ngi continuer ñu doog a wëlbati ko waat ah yàlla la neex rek am na ñoo xam ne jamono jooju la ñuy doog gis ne yàlla la neex mais pas jamono ju mbir yi xewee kon mbir yi petit à petit maanaam kon loolu moom mooy ne maanaam nit ki day war di yar boppam ci di xeex ak lan bànneexu bakkanam yi parce que bànneexu bakkanam yi léeg-léeg ñoo koy teree gis feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci mbir yi plus nit ki ay bànneexu bakkanam ëpp ko doole plus
aptitude am ak compétence am pour di mën di gis feeñuwaayu borom bi ci mbir yi di gën a jafe. loolu mooy benn bi léegi subuhaat yi mooy lan mooy lënt-lënt yi mooy lan mooy ne mbir mi day desee leer ci bopp bi wala ay mbir yu nuroo yu bari du leen xàmmee du leen ràññeetle voilà yooyu nag souvent li koy indi mooy ñàkk a ràññee te ñàkk a ràññee li koy indi mooy ñàkk a xam moo koy indi doo mën a xàmmee diggante lu baax ak lu bon par exemple ba mën a xam lenn lu ci nekk ci lan nga koy teg par exemple ki mënta xàmmee ne nattu bii ko dal borom bi subhaanahu wa taala daf koy wan ne maanaam dafa am lu mu koy wan pas parce que dafa topp bakkanam mais parce que tout simplement parfois dafa ràññeewul gisul ne li tukkee ci yàlla maanaam te muy maanaam léeg-léeg may gi comme gisoon nañ ko ci Kunûz al-Haqâ'iq may gi yàllay may nit léeg-léeg maanaam xañ gim lay xañ loolu mooy jëmmi may gim la may parce que lu tax parce que bu la xañee yow di nga xam ne lii mu ma xañ day maanaam nga delluwaat ci yàlla mu daf lay permettre maanaam bu la xañee dara wala mu teg la benn problème wala mu teg la benn natt jafe-jafe wala mu teg la benn feebar day tax sa xol delluwaat ci yàlla ne yàlla xaaral yàlla maa ngi ñëw yàlla man maa tooñ yàlla man maay nangam nga toroxluwaat ci yàlla loolu nag bu la defalul woon loolu sa toroxlu googu du mun ne sa delluwaat ci yàlla lu googu du mun ne maanaam loolu moom moo tax bu fekkente ne yàlla daf la bëgg dëgg maanaam bu fekkente ne dafa am loo xamante ne nattu la wala musiba la loolu day maanaam xañ jëm la xañ day wëlbatiku nekk jëmmi may mais loolu nag il faut nga mën a ràññee pour mën ko xàmmee mu ne wa shahawaatul jannati waaye nag bànneexi àjjana yi aksaru moo gën a bari min shahawaati dunya ci bànneexu àdduna yi àjjana moom foofu bànneex ya fa ne ñoo gën a bari encore que fii nii ci àdduna maanaam moom mooy lan mu ne li kasrati na'im ngir bari xéewal yi hunaalika foofee maanaam tey bu fekkente ne fii ci àdduna fexewuma ba mën a maîtriser loolu ma mën ko xàmmee mën ko ràññee mën ko xàmmeewee noonu bu ma demee àjjana sama évolution daanaka du mën a ne du jàppandi loolu sax bokk na ci xikam yi tax comme niñ ko gisee woon borom subhaanahu wa ta'ala di duma yéefiri maanaam wala ñi ko weddi wala ñi ko nangulul lu tax parce que comme que ñoom buñ nekkee fii ci àdduna lañu weddi yàlla ak fii ci àdduna bànneex yi ni mu tuuti te lu fi bànneex sax faaw ñu jaxase ko ak xeetu naqat maanaam faaw ay budul woon nangam am ci waaye lii de demoon na bay neex waaye ay budul woon nangam faaw dana ci am wala boog affaire bi kay kii na waaye nag nangam rek a ci manqué maanaam loolu faaw mu am ci su fekkente ne mbiru àdduna moo mel noonu léegi ki nga xamante ne moom yii xew ci àdduna dong ñoo ko nax ba mënta ràññee c'est comme kooku la imaginer bu doon àllaxira la àjjana la nekk imaginer nga yéefir bii nga xamante ne moom nee na mënta nangu yàlla voilà li mu am yi ci xéewal yépp c'est parce que j'ai bien bossé c'est parce que voilà et que lépp lu mu am ci xéewal rek jàpp na ni bon c'est la nature qui est comme ça c'est et voilà maanaam moom amul lenn loo xamante ne jàpp na ni yàlla la imagine nga kooku nga jël ko yóbbu ko biir àjjana kooku day gën a weddi yàlla kooku àjjana baaxul ci moom kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu moom moo tax àjjana ñi fa nekk seen niveau évolution spirituelle maanaam seen niveau kawewaay àjjana wala li leen yàlla di defal foofu day proportionnel ak fii ci àdduna nan lañ xamee yàlla
voilà moo tax àjjana bu ñu nee dañuy gis yàlla ñëpp duñ ko gisee ci jëmmi anam gi kenn ku ci nekk déedéet day wute dafay wute voilà moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa àjjana ñoom dinañ gis yàlla ajjuma ju jot ci kasib bi ci tund wa ajjuma ju jot dinañ dem pour gis yàlla waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy vrai waa yàlla nitu yàlla yi nga xam ne ñoom de toute façon dañuy gis yàlla saa su ne maanaam ak seen xol ñooñu fu ñu mën di nekk biir àjjana ñoom duñ am rendez-vous tous les jours la ñuy gis yàlla saa su ne amul ay rendez-vous yu ñuy jël pour dem foofu voilà beneen bi ci des moom mooy xéewal yi am àjjana day proportionnel ak xam gi ngay xam yàlla voilà moo tax jëmmi liy dugal nit àjjana baat bi ci boppam maanaam liy dugal nit àjjana moom mooy gëm yàlla bi tawhid bi baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gëm googu mooy dugal nit àjjana mais proportionnellement ak ay jëfam ni mu bëree ak ni mu baaxee ak ni mu ko doon sellale ci lay am ay xéewal yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ca àjjana mooy yi nga xamante ne ay tabax yeeg uurul ay ni yeeg yaa ngi dégg ñam yu neex yeeg yooyu ah loolu solo ni mu doon jëfee yu baax la ak ni mu doon bàyyee yu bon la léegi nag mu des gis yàllaam loolu nag day aju solo ni mu xamee yàlla dex yi ñuy dégg yooyu yëpp ci àjjana ay dexi la yoo xamante ne nit ki lu mu ciy naan xamam yàlla di gën a yokk di gën a pointu di gën a clair di gën a leer naam am na jëmm mais jëmm googu c'est parce que foofu basira gi moom moo ëpp doole jëmm ji ci boppam maanaam physique bi maanaam foofu baatin yi ñoom ñoo dominer zahir yi contrairement ak fii zahir yi moo dominer baatin yi alors que fële àjjana baatin bi moo dominer zahir bi léegi mu ne allahu bur yàlla taala aji kaw ji loxoo ñeel na ko ak tajalli feeñuwaayam imma ndaal bi zaati yi ci nekk-nekkam mooy kon essence am wa imma wala boog bi sifaati yi ci ay melo léegi nag loolu lu ama am solo la mooy ne feeñuwaay yi yàllay feeñoo yëpp tolloowul soit daf lay feeñoo ci nekk-nekkam wala mu feeñoo la ci ay turam ak ay melo bu ñuy wax maarifa maanaam xam yàlla yëpp ci lenn rek la ajuwul ci zan ci tur ak melo yi la yiñ ne way xam nga nangam lay tax ngay gis yàlla lay ki nangam maanaam ay turam ak ay melom lay tekki amma zaat bi kii wut zaat bi maanaam nekk borom subhanahu wa ta'ala il faut que mu xàmmee tamit beneen détail bu important mooy ne il faut pas que mu yaakaar ne maanaam il faut que mu différencier ak zaat bi nga xamante ne maanaam xaqiqa bi la maanaam mooy zaat borom subhanahu wa ta'ala ak li nga xamante ne moom mooy tajalliyaatu zaat feeñuwaayu maanaam min haythu tajalli maanaam zaat bi dëgg-dëgg ci ay feeñuwaayam loolu fokk mu xàmmee ko zaat nag mooy nekk-nekk essence voilà réalité des choses maanaam la réalité intrinsèque même l'essence même léegi mu ne zaatullahi nekk-nekk buur yàlla taala aji kaw ji zaatun ak nekk-nekk la goo xam ne mutlaqa dafa joyu dañu ko boyal dafa boyu maanaam amul forme amul début amul fin amul naka la comment circonstance de manière amu ko amul circonstance de lieu amul circonstance de temps amul tur amul xayr leneen amul xayriya lu ñu leneenal maanaam amul autre et autrui amul dara amul sax tur xaqiqatan
moo tax bu ñu naan ismu zaat xam nga loolu tamit beneen mbir la mooy lii turu zaat la loolu min haythu tajalli la maanaam bu ñuy wax zaatullahi mais min haythu tajalli mais bu ñu dee zaatullahi maanaam noonu rek maanaam ala itlaq noonu loolu amul tur amul melo amul feeñuwaay loolu moom moo tax tajalli loolu moom moo tax ñu tuddee ko ak tajalli saani maanaam wala boog al ama ussaani parce que ama ñaar la dafa am ama bi nga xamante ne mooy xadratu tamsi wal ama mooy bu njëkk bi mu am beneen bi nga xamante ne moom mooy al ama ussaani foofu nag la zaat bi di amee ay tur ñu naan lii tur kii moom c'est un nom essentiel maanaam tur zaat la foofu nag yàlla dana fa tudd par exemple ana yàlla dana fa tudd allah yàlla dana fa tudd huwa yàlla dana fa tudd comme kaaf boobu noonu di nekk innaka antal wahhab comme par exemple kaaf boobu kaafu muxaatab boobu ak yu mel yooyu yàlla dana fa tudd tur yooyu dina fa tudd nuuru ak nuuru dina fa tudd ak xaq ba pare dina am yeneen turu baatin yoo xam ne zaati ya lañ mahda loolu ay turu loolu c'est parce que az-zaatu la mais min haytul lan tajalli parce que côté feeñuwaayu zaat bi la mais pas côté zaat en tant que absoluté totale et que boobu moom moo nekk hadratu tamsi wala ama loolu moom moo tax loolu du tur amul tur hadratu tamsi wala ama nag moom mooy xadara bi nga xamante ne ak tams mooy lu ñu far voilà mooy l'effacement ak tams wala ama mooy donc la présence de l'effacement et de l'aveuglement total voilà déedéet ahadiyat après la maanaam après tajalli boobu ci la ahadiyat yi di ñëw te sax ahadiyatu fi muy ñëwee mooy après huwiya en fait ananiya huwiya après ahadiya mais yooyu yëpp dañ leen di tuddee dañu dugg ci biir huwiya parce que tout simple ci biir huwiya lañ ñuy dugg parce que tout simplement parce que loolu moom moo tax selon li ñuy waxee selon forme bi ñuy waxee maanaam organigramme bi il faut que ñu comprendre que ni différence dafa am ci organigramme bi quoi mooy comme par exemple xaw ma kan laa ko doon jox fan yi exemple tey bu ñu nee primature bu ñu nee Élysée ne Matignon ne place Beauvau wala yu mel noonu maanaam teg mbir mi maanaam président de la République primature ministère de l'intérieur wala ministère de la justice wala yooyu noonu loolu benn organigramme la boo xamante ne dafa précis mais ci biir présidence par exemple bu ñu nee président de la République daal di wax Sénat bi président Sénat bi moo ëpp doole premier ministre bi ci état bi mais loolu façon organigramme boobu la moo tax mais suñuy xool ci côté exécutif kese bu ñu waxee président de la République après premier ministre la ñuy wax kenn du wax président Sénat wala président de l'Assemblée nationale ñooñu duñ leen tudd foofu maanaam loolu moom moo tax il faut que ñu comprendre par organigramme yi quoi loolu nag bokk na ci yi gën a jafee maîtriser ci domaine boobu noonu bu ñu yeggee ci niveau boobu mais bon pour bref brièvement maanaam mooy ne huwiya loolu yëpp léeg-léeg maanaam yu njëkk yëpp dañuy dugg ci huwiya dañuy wax huwiya léeg-léeg ñu wax ahadiya tamit ngir na ahadiya dafa dugg ci huwiya ahadiya mooy lan mooy présence unitisme absolu le fait que lépp di lenn borom subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que mbooleem turu yàlla yi ak ay meloom daje sans mu am distinction c'est-à-dire que amul benn distinction ci xadara ahadiya amul ñu naan yàlla ñu naan par exemple lii turu yàlla la lii melo yàlla la loolu amul te loo boo xoolee loolu dafa dugg ci huwiya mais le fait que yàlla nekk lenn alors que tey par exemple bu ñu nee waahidiya voilà mooy la présence de l'unité voilà waahidiya foofu nag multiplicité wala pluralité maanaam bëriwaayu tur yàlla yi ak ay melo yi dañ fay nekk maanaam ba pare tur yàlla ak melo bu ne day distingué wu mais lépp tout en un maanaam moom lañ naan tout en un mooy waahidiya tout en un léeg-léeg nga gis benn matériel ñu ne la lii tout en un la voilà loolu la maanaam waahidiya la voilà maanaam yooyu moo tax il faut que benn bu ci nekk nga mën koo ràññeetle par rapport ak yeneen yi ci des
loolu moom moo tax ci zaatul mutlaqa bi foofu laa tahkumuha du ko attewoo du fa attewoo asmaa ay tur wala sifaat du caagin ay melo maanaam mais loolu pas min haythu tajalli dégg nga li ñu wax sànq wala nisab wala ay askanonte maanaam ay rapport amu ci ay lien bu am boo foofu zaat bi amul lien ak dara amul attribut amul rapport ak dara wala qawaaniin bu caageen ay atte maanaam mooy ay loi règle amul règle du dox foofu ci zaat bi dara du fa dox waaye nag walam yatajalla waaye feeñoowul allahu bur yàlla bi zaatihi ci nekk-nekkam illaa ludul ala zaati ci nekk-nekk rasulillahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam lii gisoon nañ ko biñu tekkee ci al itlaq wa taqyid kon yàlla ci buy feeñu ci zaatam ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ko def fakkaana kon mu daal di nekk rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam al mir'atu mooy seetu as-safiyatu bu sell ba bu set bi voilà loolu moom moo tax moom mooy voilà waaw ñu ngi salaam aleykum salaam wa rahmatulah voilà voilà exactement maanaam loolu moom mooy li ñu doon wax ci ruuxul maani bi wala bayaat bi naan moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bal nuqtatun bal mutlaqun bal mutlaqun bal nuqtatun bal mutlaqun bal a'zamul asma'i bal zaatu tajalli saani moom yonent bi de sallallahu alayhi wasallam mooy tokk googu nga xamante ne te point de départ bi le point focal la point bi nga xamante ne dafa nekk noonu mu nekk tomb benn tomb boo xam ne point focal la dimension yi wala voilà dimension yi dafa indéterminé parce que amul mënuñu wax ne sax dafa nul c'est indéterminé moo gën a garaaw lu nul ba pare densité bi nag nekk lu absolu infini dañ danoon ubbeeku parce que feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'aala daf cee nekk ci anam gu total gi moo tax bal a'zamul asmaa yi kooku sax moom mooy dëgg-dëgg turu yàlla bu mag bi ba au contraire sax comme mooy feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy zaatu jëmmi nekk dëgg-dëgg ak tajalli saani feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy ci maanaam bi mu nekkee bi mu wàccee ci beneen dimension bi parce que yooyu ay tanazzulaat la tudd mooy ay lan mooy ay wàccuwaay mooy des descentes parce que ci beneen xadara bu njëkk bi foofu amul feeñuwaay ci beneen xadara bi ci la mën a amee descente feeñu maanaam wàcc ngir mën a ngir possibilité wu mu feeñu mën a am kon moom ci ndawal yenn moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy seetu yàlla bu sell bi loolu moom mooy lan mooy borom subhaanahu wa ta'ala dafa feeñu dafa nekk maanaam bu absolu sauf que bi mu am yenent bi sallallahu alayhi wa sallam boo bëggee xam lan mooy comme ni tajalli bi mel moom mooy comme si ne moom dafa seetu mais sauf que xam nga yow boo taxawee ci kanamu seetu da ngay gis sa bopp même su fekkente ne ki ngay gis du sa bopp sauf que fii maanaam ki feeñ après ki génn kooku mooy bu di borom bi subhaanahu wa ta'aala dans son absoluité et dans son antériorité absolue bi mu seetoo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo feeñ maanaam loolu mooy jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mais essence réalité absolue boobu réalité mais bu kawee boobu quoi mais li yéeme mooy fii comme seetu amul maanaam amul seetu bu tegu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi seetu bi ba pare mooy jëmmi reflet bi voilà loolu nag yenent bi rek a ko am sallallahu alayhi wa sallam yenent yi amuñu ko moo tax allati mooy ki nga xamante ne mooy seetoom bi nga xam ne tajallat
dafa feeñee fiihaa ci moom az-zaatul ilaahiyya nekk buur yàlla subhaanahu wa taala fii akmali ci gën jaamati zuhuri feeñ waay maanaam apparition bi gën a feeñe bi gën a mat ci moom la feeñe gisoon nañ ni loolu moom moo tax ku bëgg am tajal kii boobu noonu feeñuwaay bu mat boobu ci tajalli zaati bi benn processus kese nga am benn moyen nga am amuloo ñaari moyen mooy yow tamit à ton tour nga dem nga jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ba seey ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bu boobaa comme moom moo waaw feey ci boromam subhaanahu wa ta'ala bu boobaa yow tam nga mel noonu loolu mooy seul moyen amul beneen te feeñ jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala bokk yow tamit nga dem ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam feeñee ci yow ci anam gu mat gi nenn rek lay amee mooy sa lépp nga neenal ko maanaam nga dagg ko nga inhiber ko nga maanaam nga anesthésier ko voilà nga anesthésier ko pour que yow sa yëg-yëg boobu dañ mais yëg-yëgu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di feeñ foofu ci sa bos maanaam yow dootoo gisatee ak say bët parce que sa bët yi da nga ko anesthésier mënatul gis sauf que bët yeneen bi mooy gis à travers sa bët lu muy tekki li muy tekki nag mooy lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam di bañ ku ko xool wala lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam di bañ a gis yow it nga mel noonu nga bañ a xool loola bañ a gis loola mujj gi kon yow sa gis-gis li nga doon bëgg a gis yëpp mënatoo ko en fait mënatoo ko daan nga gis avant wala bëgg nga koy gis mais mënatoo ko parce que da nga ko anesthésie dindi nga ko léegi yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo naan la déedéet kaay bul xool lii xoolal lee voilà nañuy gis nii voilà voilà beneen bi ci des moom mooy maanaam sa tànk tamit da nga koy anesthésier da nga koy inhiber da nga koy dindi c'est-à-dire que yow fépp fu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di bañ a dox rek jëm fa wala di bañ ku dox jëm fa yow it noonu ngay def maanaam loolu ngay topp ci mboolem cër yi te yii ñuy tudd mooy cëru zahir yi mooy feeñ léegi mu des li nga xam ne mooy sam xel maanaam sa mentalité sa réflexion nan lay demee maanaam analyse nan ngay analyser sa processus d'analyse naka lay demee sa bos moom da nga koy annuler da nga koy dindi carrément dagg ko teg ko yëkkati ko sànni ko wala bu fi nekkee maanaam amatul njariñ da ngay jël bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga remplacer ko par sa bos yow naka noonu sa ngëm-ngëm naka noonu say gis-gis naka noonu maanaam yu ainsi de suite maanaam toppal loolu ci mboolem mbir yi benn bu ci nekk bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy copier wu ci sa bos donc yow da ngay mujj nekk lan feeñ waaye moom aussi seetoom en réalité sa jëmm daf fee nekk nii ci biti mais en réalité nekku fi dans la réalité parce que bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo fi nekk boo melee noonu nag après da ngay daal di am tajalli zaati boobu yow tamit parce que da ngay jeex ci yàlla comme ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it jeexee ci yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala day feeñoo ci yow ci zaat boobu tajalli zaati boobu comme moom tamit ni mu ko defee te loolu nag moom mooy vrai itlaq maanaam loolu moom moo tax loolu en fait du sax maqaama bu ñuy wax mais loolu moo féete kaw dépp mu ne nag amma asmaa'uhu ndaal ay turam moom borom bi subhaanahu wa ta'aala wa sifaatuhu ak ay meloom nag faqat dëgg tajalla feeñoo na bihaa ci moom ala jami xalqi yi ci mboolem mbindeef yi mboolem mbindeefu yàlla yi rek yàlla feeñoo na leen ay turam ak ay meloom loolu moom moo tax ku ne mën a gis ne da ngay gis benn waay nekk ci problème yu métti benn waay ñëw dimbali ko mu ne yàlla dikk na voilà maanaam parce que yàlla da kaa feeñoo waa ji mu ne yàlla dikk na léegi gis na yàlla kon voilà léegi wala benn waay ne bon su dee ku dëggu laay wax de am yàlla jox la maanaam moom gis na ni ndekete yàlla feeñoo na ko en tant que ni moom mooy kiy joxe mu ne am yàlla jox la
voilà wala yu mel noonu voilà comme niñ koy waxee quoi maanaam ku ne da koy gis loolu day gis voilà mbindeef mu nekk am na relation spécifique digganteem ak boroomam ci ay situation yi spécifique yoo xamante ne day gis ne yàlla feeñu na ko maanaam voilà man de yàlla seetaanuma voilà loolu langage la boo xamante ne awaam yi dañ koy wax maanaam parce que ñëpp dañuy xam loolu mais nag selon màggaa yi ni nga koy xamee ak ci mbir yi nga koy gisee ci ngay nekkee aarif wala nga bañ ko ne moo tax fa azhara moom feeñal na moom boroomam subhaanahu wa ta'ala jamaalahu ak taaram fil jamili ci lu rafet yi maanaam mboolem lu rafet rek c'est parce que yàlla moo fa feeñal ak taaram maanaam kon ndekete moom mooy aljamilu moom yàlla mooy ku taaru ke kon lépp lu taaru rek loo gis yow dalaa war a delloo ci ki taaru muy yàlla parce que en réalité dara taaruwul kenn taaruwul dans la réalité parce que taar googu noonu feeñ waayu borom bi la ci mbir yi moo tax ngay gis taar gi wa sam'ahu ak dégg-déggam wa basarahu ak gis-gisam fii kulli sami'in ci képp kuy dégg wa basirin ak kuy gis képp kuy dégg wala kuy gis rek xamal ni yàlla dafa jël gis-gisam abal ko maanaam dakaa abal gis-gisam maanaam mu wan ko ne ko man it maa ngi gis loolu moom moo tax vrai xam nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi am na wax ju mu ne ku amul par exemple ku gërëmul nit ñi doo gërëm yàlla wala ku amul kersa ci nit ñi doo am kersa ci yàlla ak yooyu ak tamit comme bi borom subhanahu wa ta'ala qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna jëf leen parce que yàlla dina gis seen jëf yeneen tamit saa sam dina ko gis jullit ñi way gëm ñi dinañ ko gis maanaam loolu moom mooy jëmmi feeñuwaay boobu maanaam mooy lan loolu mooy at-tajalli fil ashya'i loolu mooy day feeñu ci biir mbir yi maanaam mooy day prendre possession mbir yi habiter leen voilà di feeñal moom bosam c'est-à-dire que kon képp kuy dégg wala ngay gis rek daf laa war a delloowaat ci ne yàlla moo feeñal ak gis-gisam ak dégg-déggam ci moom yow nag léegi yow loolu nag léegi daf lay feeñu léegi nag ci sa xol à travers kiy gis maanaam tey bu ma xoolee gis ne yaa ngi may xool man li may gis mooy ne en fait yàlla mi ngi may xool parce que yow sa gis-gis du am lu dul gis-gisu yàlla moo am te yàlla dafa feeñal gis-gisam ci sa gis-gis yow moo tax nga di ma xool nga di ma gis moo tax jëf leen yàlla dina leen gis yeneen tamit mais jullit ñi tamit ñu ngi leen di gis pas parce que da nga bokkaale déedéet parce que yàlla moom ci boppam mooy gis à travers jullit ñi walillahi al-masalul a'la mais tey buñ xoolee caméraman bi maanaam caméra de surveillance yi xam nga caméra de surveillance moom ci jëmmi boppam amul ak gis-gis te loolu évident na parce que gis-gis ki koy am mooy boroom xel maanaam mooy ki xàmmee di ràññee kookoo am gis-gis maanaam caméra de surveillance moom li mu man rek mooy filmer mais mënta gis du gis comme ni nga xam ne cassette du wax maanaam cassette amul kàddu même bu fekkente ne day réciter maanaam parce que ki am kàddu mooy ki nga xamante ne ay waxam day ànd ak intelligence day ànd ak savoir moo tax cassette kenn mënu ko tuddee boroom xam-xam voilà moo tax duñ ko tuddee mutakallim léegi maanaam ci sens pour ci sens en tout cas extérieur du terme maanaam ci sens exotérique du terme laay wax léegi tey bu ñu xoolee caméra de surveillance bi moom mi ngi lay filmer di jël son bi mais il faut que mu am nit ku nekk derrière ku ko exploiter pour mu mën a am njariñ maanaam su fekkente ne caméra de surveillance bi day filmer kese te duñ ko enregistrer fenn te amul nit ku nekk derrière di lan di exploiter image bi ak son bi amul njariñ voilà maanaam képp ku lay xool rek yow gisal ne yàlla moo la feeñal maanaam moo feeñoo ak gis-gisam ci moom
wa qudratuhu wala wa qudratahu ak kattanam wala sañ-sañam fii kulli qaadirin ci képp ku sañ képp koo xam ne dafa am sañ-sañ rek xamal ni yàlla moo feeñal ak sañ-sañam ci moom sañ-sañ nag maanaam comme niñ ko xamee moom mooy sañ-sañ moom mooy puissance compétence voilà ak capacité waaw loolu mooy sañ-sañ kon yàlla moom mooy feeñal sañ-sañam ci à travers sañ-sañu ñëpp voilà wa ilmuhu mooy feeñal xam-xamam fii kulli ilmin ci bépp xam-xam maanaam xam-xamam lay feeñal rek fenn maanaam parce que yàlla ay turam ak ay melam loolu tam beneen mbir la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la yàlla buy feeñu ci turam ak ay meloom il faut que mu am support day am support maanaam du turam ak meloom yi du leen feeñal nii rek noonu rek faw mu am ci support bu mu ko feeñalee voilà maanaam yàlla suy feeñal xam-xamam ci xam-xamu nit ñi la koy def wala ci xam-xamu en tout cas ci xam-xamu lu am support voilà par exemple tey nit suy restituer benn xam-xamam ni ñuy xamee ne buy def examen ni ñuy xamee ne mbi waa ji kat xam na lii c'est pas parce que dafa toog ak prof bi mu xam prof bi xam ne déedéet parce que ki koy corriger xamu ko donc moom il faut que mu restituer xam-xam bi mais il faut mu restituer ko ci support pour ñu mën xam ne waa ji ndekete xam na lii maanaam support ba loolu mooy feeñuwaay bi borom subhaanahu wa ta'aala suy mboolem mbir yi mi turam yi ak meloom yi daf koy lan dafa am support ci support bu mu koy feeñale moo tax man fanaa képp ku jeex fi laay ci buur yàlla fa innama li am ba des rek mooy fanaa dafa jeex fil asmaa ci tuddi wa sifaat ak melo yi comme niñ ko gisee moo tax ku jeex ci yàlla maanaam di am fanaa u googu ci turu yàlla yeeg meloom yi la voilà dégg-dégg gi gis-gis gi nangam lu nekk mu gis ci yàlla ainsi de suite voilà yàlla inhibé léeg-léeg pour gën ko mën a pour gën a mën a wane loolu yàlla inhibé moom ay capacité am ay compétence am feeñal bosam kese voilà dangay gis saay da nga daan def saa yoo tëbee rek 100 mètres bi moom nga da nga koy ñàll amul problème nga jekki-jekki saay booy ñàll wóom yi metti xol bi di battre ay 300 ak yooyu saa yi nga xam ne mën a toog voilà parce que yàlla léegi wan na la kattan gi sama kattan la du sa bos voilà wala nga nekk koo xamante ne foo daan romb foo dem yaay aat comme ni ñu koy waxee waaw mën a jam quoi comme ni ko gars yi di waxee voilà façon solide gi rafet yëpp nga mën ko comme ça waaye façon yëpp lañu lay doon wala alaaje voilà xale voilà wala nga nekk dégg njagamaar goo xamante ne xale yu góor yi yëpp yow moom foo ne moom sa moroomu jigéen ñi perte na ndax yow la ñuy dëgmal yooyu yëpp am nga jekki-jekki rek ay ras ñëw voilà mooy ridd yi voilà ak yeneen yàlla ne la voilà taar gi man maa ko moom dama ko doon feeñal ci yow rek mais dindi naa ko voilà moo tax feeñu yooyu noonu borom bi subhaanahu wa ta'aala di feeñu ci ay turam ak melam li ciy dox mooy kullu yawmin huwa fi sha'nin bis bu jot yàlla mi ngi ci ay mbir bis bu jot day feeñal ay mbir yu bees ci nit ki da koy feeñal duñu taxaw tout le temps affaire yaa ngi feeñ tout le temps affaire yaa ngi génn tout le temps
voilà ngay gis benn waay gentil lool mais mu jekki-jekki rek borom subhanahu wa ta'ala xewal dara loolu mu xewal tax mu nekk sa noon bi gën a màgg wala nga gis benn waay bu la noonoo lool yàlla xewal mbir xewal googu nag tax dégg nga mu soppi waa ji yooyu yëpp mooy maanaam mooy feeñal melo gu ko neex ci nit ki ci mbindeef yi moo tax ku jeex nag ci yàlla day gis ne turu yàlla yeeg meloom yi ci lay jeexe ci lay seeyi jeex ci waaye am maa daal nag man ki nga xam ne moom fanaa dafa jeex moom fii rasulullah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ci yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam parce que moom la yàlla yebal ku jeex ci moom rek kaana day nekk loxo di ko ñeel nasibul cër minat tajalli ci feeñ waaye azati ko jug nekk-nekk ka lu tax li kamaali ngir matuk zuhuri feeñu ak tajalli feeñu waayu azati gi nga xam ne mooy ko jug gu nekk-nekk ga minallahi bu tukkee ci yàlla ala rasulillahi ci kaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fal fanaaw kon feeñ jeex fii rasulillahi ci ndawal yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam atam moo gën a mottaliku wa akmalu te moo gën a mat minal fanaa ci jeex fillaahi ci bur yàlla taala aji kawet kon jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a mat jeex ci yàlla loolu nag sens boobu la am loolu moom moo tax expression bu nekk suuf ñu koy delloo ci sensam ak cadre bi ñu ko waxee voilà moo tax ñu taxaw foofu ci benn point bu am solo parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy wax mir'atullah wala mir'atul zat maanaam mooy seetu yàlla maanaam ngir maanaa bi ñu la wax sànq dañ koy wax aynu zat maanaam nekk maanaam jëmmi nekk gi maanaam mooy lan mooy l'entité de l'essence dañ koy wax nuurullahi leeru yàlla dañ koy wax sirrullahi secret yàlla mbootu yàlla yii yëpp dañ ko koy wax di exprimer di leeral le fait que moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci nekk-nekkam maanaam ci zaatam moom maanaam ci essence am moom aussi moom yàlla moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa feeñee ci moom ci zaatam nekk-nekkam te loolu lu dul benn du ñaar ci ay aaya alxuraan dañ koy jund di ko wax mooy comme par exemple bu mu naan borom subhaanahu wa ta'ala bi naan maanaam di wax ne benn la maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jeex tàkk ci yàlla et que jeex googu dafa am mooy bi mu naan bi mu leen di boole par exemple ci benn damir maanaam mu boole yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn damir mooy pronom personnel comme bi mu naan allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kaanu mu'minin wala in kuntum mu'minin yàlla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam muy kon ñaar mu ne ñoom ñoo gën a yey ci ñu gërëm loo ko mu def pronom personnel mu def ko au singulier pour wax ne waaw gi nga xam ne moo nekk ci allah ak wa rasuluhu waawul fanaa la maanaam waaw googu day tekki ne yenente bi saa sax dafa jeex ci yàlla ba nga xamante ne benn entité la ñu ne kon nag moo gën a yey ci ñu
gërëmloo ko ku gërëmloo yàlla gërëmloo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku gërëmloo yenente bi sallallahu alayhi wasallam gërëmloo yàlla mënuñu leen teqale loolu moom mooy mbir mii ñuy wax nii beneen mbir bu alquran di leeral mbir moomu ci boppam bokk na ci alquran ci boppam dafa ne li tu'minu billahi wa rasulihi ba pare daal ne wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila te maanaam dafa njëkkee ci yàlla ak yenentam ngir ngeen gëm yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ngir ngeen wet ko pour ngeen mën ko wet maanaam mooy wet yàlla ak wet yenente bi benn la ngeen di yittewoo lii tax mu jëm kanam màggal ko ngeen di ko sàbbaal suba ngoon gisoon nañ ko ci al-Islâh taqyid moo tax animaux yi ñoom ci seen bopp dañ daan sujjóotal yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais nag yenente bi sax daf ko tere nit ñi ngir ñoom xàmmewuñu itlaq googu noonu ci yenente bi sax gisuñu ko maanaam mooy nit ñi ci seen moom ñu bari ci nit ñi xamuñu ko moo tax mu tëj buntu boobu mais maanaam dina la wax ne la loolu yàlla moom yenente bi sax moo ko wax ci maanaam alxuraan ci boppam la loolu alxuraan la ci boppam alxuraan ñëpp xam nañ ni kàddu yàlla la du dëgg ci yenente bi sax nañ ko wàcce ànd ak ne yàlla saxal na ne alxuraan kàddu yenente bi la saa salam innahu la qawlu rasulin karim lii kàddu waxu yenente bu tedd la beneen bi ci des moom mooy ne alquran moo ne ñu man yuti'ir rasula faqad ata Allah ku topp yenente bi sallallahu alayhi wasallam digg topp na yàlla loolu factorisation moo ci des ku topp ngay teg ci kaw daal def égal yenente bi yàlla waaw ñu tëj parenthèse rek nga daal di éliminer li nga xam ne moom mooy kii nga daal di gis égalité bi ku topp yenente bi dëgg kooku moom topp na yàlla maanaam dëgg mooy égalité bi wama ramayta iz ramayta walakinna allaha rama bi nga sànnee sànni woo waaye yàlla sànne te liñ gis ci zahir mooy ne yenente bi moo sànni ainsi de suite yooyu yëpp day junju xaqiqa bi ñu doon wax léegi nii loolu moom moo tax loolu du bokkaale alquran la ci boppam parce que loolu la du ne yenent bi mooy yàlla parce que su doon yàlla la dañ koy jaamu du yàlla te jaamu yàlla la yenentaam la kon du yàlla loolu loolu leer na mais nag yàlla dafa feeñee ci moom ci nekk-nekkam feeñuwaay bu mat gi moo tax ku ko gis yàlla nga gis mais maanaam pas yàlla jëmm ji maanaam moom ci boppam mais feeñuwaayu yàlla dafa mat ci moom loolu lay tekki voilà xam nga tey buñu ne diw de boo gisee rek booy gis boo koy gis rek di gis baay bi maanaam tekkiwul ne mooy jëmmi baay bi mais li muy tekki mooy voilà nuróowaale bi ak transposition bi le fait que voilà maanaam alors que fii du question njureel maanaam ak njureel amu ci yooyu amu ci nag mais feeñu moo ci am maanaam seetu moo ci am voilà tey man su ma taxawee ci kanamu seetu ki may gis mais daf ma nuru tellement te mooy ki ma gën a nuru ci mbindeef yi maanaam bu ma taxawee ci kanamu seetu ki may gis noonu moo ma gën a nuru ci mbindeef yi en tout cas voilà loolu ah waaw te en même temps du man voilà mën nañ ni man la mais mën nañ ni du man tey nii waxtaan bii nii tey ku ko jël maanaam ay weer ay at après nga dégluwaat ko voix bi ngay dégg du sama bos en même temps sama bos la maanaam boo waxee ni du sama bos wax nga dëgg boo nee sama bos la wax nga dëgg parce que copie conforme sama bos la parce que sama bos moo feeñu maanaam sama voix moo feeñ ci sa magnétophone bi wala ci sa ordinateur bi wala ci sa casquette yi ainsi de suite sama voix moo ci feeñ de manière parfaite loolu rek la
alors que déformation mën na ci am maanaam enregistrement bi mën na bañ a baax voix bi déformé wu wala nga dóor vitesse bi affaire bi déformé wu wala ainsi de suite yooyu yëpp mën na am wala qualité d'enregistrement bi bañ a baax yooyu noonu mais loolu maanaam loolu mooy aspect bi bu ñu naan yàlla dafa feeñee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci anam gu mat mais ci essence am même loolu maanaam loolu la bu doon ne moom mooy yàlla moom dañ koy jaamu xam nga sama voix bii nii rek saxalul sama jëmm sama man-man voilà instrument bi la mais du man loolu yooyu loolu moom mooy li nga xamante ne dafa mat a ràññee loolu tax bu ñu naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy nekk yàlla aynu zaati l'essence divine l'essence absolue l'essence de l'entité de l'essence plutôt l'entité de l'essence moom mooy kii mir'atullahi wala boobu mooy seetu yàlla bi ci boppam le reflet divin moom ci boppam moom mooy nuurullahi la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala le secret divin sirullahi yooyu yëpp loolu lay tekkiwul maanaam amul benn xeetu anthropomorphisme bu ci am maanaam une forme de ressemblance boo xamante ne dañuy wax ne créature ak le créateur dañu am benn ressemblance foofu amul maanaam wala maanaam wala bokk ni même entité bi la déedéet lii tajal lii la ak feeñuwaay la manifestation la théophanie la kon loolu buñ ko xasee ba xam ne loolu moom moo tax ngay gis ay jawhar kaman allahumma salli ala ayni rahmati rabbanika wala ayni zaati ala ayni haqqi allati tatajalla minha urushul haqqat wala ayni haqqi mooy nekku dëgg kii nga xam ne mooy dëgg te sax mooy yàlla moom ci boppam mooy nekk yàlla bi maanaam loolu lay tekk moom mi nga xamante ne allati tatajalla minha urushul haqqat nga xamante ne ci moom la yeneen lay feeñee xaqaa'iq yi nga xamante ne ñoom ay trône lañu ay gàggunaay lañ mooy gàggunaayu xaqaa'iq yi maanaam toutes les réalités immuables loolu la maanaam toutes les réalités immuables yépp ci ki nga xam ne moom la feeñee mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ci moom lay ballee c'est-à-dire que ci moom lay surgir pour mën a nekk ci leneen wala sax voilà loolu moo tax moom ci boppam loolu c'est une maanaam en fait vérité coranique la en fait ay dëgg la yu sax ci alquran voilà loolu moom moo tax ñu kii awaam yi dañuy am problème comprendre lo mais aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy détracteurs yi ñii di weddi duñu gis ne bi ñuy weddi loolu alquran la ñuy weddi mais nag seen ak weddi yooyu kenn du leen ci takfiir maanaam kenn du ne ay yéefir lañu parce que tamit ñoom foofu loolu lañ mën a wax noonu lañ mën a comprendre mbir yi parce que dañuy jàpp ne ñaa ngi dugg ci bokkaale ah non ça non mais voyez ce qu'il dit il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le reflet divin c'est grave maanaam voilà alors que sens bi du woon voilà yooyu yëpp maam du maam il faut que ñu comprendre sens bi lan lay tekki quoi voilà kon ñu yam foofu insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin